Génération FM 93.4 kaddu gi di bàyyi ko en direct studio Touré Kunda seen waxtu xabaar yi ci wolof si Sao Koli Albert Gomis Cheikh Goudiaby. dana bokk ci wàllu gën a fës yi ëttu jotaayu xabaar coalition yi di 2019 fële ci diwaanu Bignona doon nañu amal jano ak taskatu xabaar yi ni ki altine gi ci ngoon ngir rek ñaawlu luñ ne li nga xam te ne bi rek moom la Macky Sall bëgg muy rek fexe daal di tappale lii di résultat yi bépp mu jàll premier tour te ñoom gis nañu deuxième tour bu leer nañ ci leb élection Amady Khadilou Diémé danañ ci ñëw ak yaatal nu mu gën a yaatu ci biir ëttu jotaayu xabaar yi le association Déclic ak waa vision citoyenne daal nañu rek amal ab jotaay waxtaan ngir rek soññ ci ndaw ñi comportement bi nga xamante ni war nañ ko am lu jiitu élection yi ci biir élection yi ba gannaaw élection yi bu ko defee kenn bañ leen a utiliser ngir rek ay fitna ki manifestation ñoomin seen yaatal yi dig nañ leen ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi le njàng ak njàngale mi cooxe bu baax a baax ca lycée Awoune Sané gannaaw bi nga xamante ni bi rek ab décret tax na rek ñu daal di fa jëlee ñetti ci ñi kilifa yu jiite boobu lépp lycée ndongo yi daal di wane seen naqar daal di amal grève ne mu ñu sañoon rek li nga xam te ne bii rek moom moo di sanction gi ñu def ci seen ay kilifa l'école yooyu ñu delloo si waat leen ndax gi ñu leen tax maanaam ci gàttal yaatal yi dig nañ ko ci biir ëttu jotaay xabaar yi xabaaru bitim réew Alimatu Diallo lañ ci war a àndal xabaaru tàggat yaram Aba Seydi xabaaru yëglekaay yi moo war a ndar kap yi li ëttu jotaayu xabaar ponk waa ngi noonu nes tuut ñu faram fàccee ko. si Sao Koli ci kaddu gi Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo tax yéen mbokk internet yi ngeen mun ñu seetaan ak du ñu déglu ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV kaddu gi mu ngi bàyyee ko en direct studio Touré Kunda coalition yi di 2019 fële ci diwaanu Bignona doon nañu amal jano ak taskatu xabaar yi ni ki ci altine gi ngir rek ñaawlu li nga xam te mu lañu ne Macky Sall mi nekk di tàppale résultat yi tukkee ci élection yi ba mu mën a jàll premier tour nee nañu nag ñoom farandoo Idrissa Seck yi ànduñu dara ci li nga xamante ni moom moo di rek mbir moomee ba noppi itam ñaawlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ni Mohamed Boun Abdallah Dionne yëkkati na ko ne Macky Sall dana jàll depuis premier tour ba noppi résultat yi nu mu gàtt téeméer yoo jël dana am juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay xob Amady Khalilou Diémé. Premier ministre Boun Abdallah Dionne waxoon na ni Macky Sall jàll na ci premier tour ak pourcentage bu 57% bu ñu jàkkaarloo ak presse bi ci lundi bi coalition Idy 2019 bu Bignona dañoo dénoncé li nga xam ne loolu mooy volonté manifeste bu régime bu Macky Sall ci li nga xam ne loolu mooy confiscation du pouvoir madame Abi Sané mooy yor seen kàddu mi ngi soutenir naan peuple sénégalais du musa nangu confiscation pouvoir bi. lu am Sénégal xar fas yéene ñu ñun opposition bi dellu gannaaw. ndax tey yaakaar naa Sénégal ñun ñëpp ñoo ci bokk yem ba képp ku tey ku nekk ku falu tey war nga mën a respecter sénégalais yi waaye gis nañu ne lu xew vraiment ndawloo duñ ko rafetlu parce que respecté wuñu sénégalais yi njiit nag dangay am ku lay waxal yaakaar naa parti bu ne am na porte parole parti bi yaakaar naa moo waroon a taxaw tey wax waaye premier ministre taxaw di wax sénégalais yi ni moom gagné na loolu vraiment honoré wul Sénégal nañu bàyyi ñu war a wax yaakaar naa instant bu muy wax boobu résultat yi génnagul kon ñu ngi fooyee askan sénégalais te Sénégal tey mérité wul loolu am na li nga xam ne ñun duñ ko rafetlu. deuxième tour daanaka dafa doon li nga xam ne dina am suñu sukkandikoo si lu madame Abi Sané yëkkati comme kaddu lu ko firnde pour moom mooy performance yi nga xam ne opposition daf ko def si élection bi. Macky Sall en 2012 bu résultat yi commencé génn dafa taxaw ne résultat yi moom constat bu mu def mooy dem nañu deuxième tour kon Ablaye Wade na nangu ni deuxième tour am na bu ko nanguwul tamit nit ñi dinañ ko fekk ci palais bi génnee ko. yaakaar naa moom Macky Sall bu ko jaralee tey Sénégal fu mu toll ñun la ko gën a jaral moom bu ko jaralee fekk Ablaye Wade ci biir palais bi génnee ko ñun aussi dinañu jaar ci palais bi génnee ko moom tamit. ndax moom lu mu ko jaral lu ne jaral nañu ñun lu ko raw. plan d'action lañ bëgg a concocter ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Idy 2019 foofu si Bignona rek pour jàkkaarloo ak Macky Sall. ndax boo seetee depuis boobu ba léegi mu ngi foyee sénégalais yi
lu muy wut nag ci pays bi ci réew mi moom moo ko xam waaye tey sénégalais yi pare nañu tey vraiment pour xeex ak moom ba lépp lu mu fi bëgg a teg ci lu jubadi dinañ ko génnee parce que duñ ko may. lu mel noonu dafa grave suñu sukkandikoo si kaddu madame Abi Sané lu mel ni dafa bokk si stratégie bi nga xam ne Macky Sall daf ko tëral lu yàgg lu ko firnde suñu sukkandikoo si kadduwam parrainage bi fa la jaar parrainage bi nga xam ne bokkul ak li ko yóbbu moom si pouvoir bi. mu ngi noonu Amady Khalilou Diame ba tey ci janno ak taskatu xabaar gi nga xamante ni waa coalition yi di 2019 ñu ngi ko doon amal foofee ci diwaanu Bignona daal nañ itam wax foofu ne ñoom même su fekkee ñoom waa idi 2019 la ñu waaye rafetul na ñu ndam li nga xamante ni coalition Sonko président am na ko foofee ci diwaanu département bu Bignona Abi Sané lañ ci déglu ci micro Amady Khalilou Diame. Ziguinchor ñun dañ koy rafetlu pourquoi? parce que tey opposition bi ñun ñëpp benn lañu Sonko doomu Sénégal la comme ñeneen ñi yëpp kon tey Ziguinchor bu choisir Sonko mi nga xam ne fii la dëkk vraiment dinañ ko rafetlu trop ndax tey Sonko opposant la comme Idrissa Thiès waay nuñ ko choisir comme waa Touba nuñ ko choisir comme feneen ak feneen nuñ ko choisir kon Sonko buñ ko choisir Ziguinchor man dama koy rafetlu trop ndax ñun tey entre ñun amuñu problème boobu nañu ne Macky na fi jóge tax na ba opposition bi tey ñun ñëpp benn lañu kon Ziguinchor bu choisir Sonko vraiment ñun le département de Bignona dañ ciy kontaan trop waaw dinañ ci kontaan trop parce que tey Sonko c'est un opposant lu ñu waroon a naqari booy tey bu ñu toogoon ba ñu ne le pouvoir Macky Sall moo gagné la région de Ziguinchor loolu moom déception lay doon ci ñun opposants yi mais tel n'est pas le cas kon am na li nga xam ne ñu ngi koy rafetlu di féliciter le frère Sonko di féliciter ñi nga xam ne ñu ko fi représenté won leen ni tey liggéey bi mu ngi commencé parce que boo seetee deuxième tour bi moom ñun ci la ñuy wax te duñ ci jóge deuxième tour dafa am ba pare ñu ngi féliciter ñeneen ñi won leen ni liggéey bi mu ngi commencé liggéey bi tey la commencé kon ñun fu mu nekk nii ci deuxième tour la ñu jëm waaw. kon ku nekk fi nga munti nekk nañu xam ne combat bi jeexagul ñun ñëpp dañ ci investir seetaat nuñ ko fi jëlee ci deuxième tour bi. ba tey ci xabaar yi ñu desandi wàllu waxtaanee rek élection yi association Déclic ànd ak vision citoyenne daal nañu rek woo ndaw ñi ngir rek waxtaan ak ñoom ci comportement bi nga xamante ni war nañ ko am jamono yi ñaamal élection yi ba gannaaw élection yi ngir rek mën a indi dal ci réew mi di Sénégal ay fukki ndaw bokk nañu ci rek li nga xamante ni moom moo di ndaje goge moo xam ñu bàyyeekoo ci coalition yi wala itam ñu bàyyeekoo ci organisation société civile waxtaan nañu kenn ku ci ne wax ci sa xalaat li nga xamante loolu nga gis ni ndaw ñi noonu la ñuy war a taxawoo ngir bu ko defee ak lépp lu munti xew ñu jiital li nga xamante ni bi rek moom moo di bëgg sa réew gi tax ñu war a ànd ak dal te nangu itam nga xamante ni moom moo war a tukkee ci ay résultat ak ñoomin seen ba bu ko defee jàmm mën a wàcce ci diwaan bi wala réew mi di Sénégal. Mouhamed Lamine Sow moo wax ci seeni kaddu ñu ci seen tur ñu déglu ay kaddu am. Voilà, ndaje bi li ko waral d'abord dama tàmbali ci kuréel bi ñu naan Déclic ndax xalaat gi ci ñoom la jógee waaye ñu dem ba toll ci diggante ñoom nee nañ loolu mbir la moo xam ne ñëpp la concerné donc il va falloir ñu inviter ñeneen boole leen ci noonu lañ ñu contacter donc ñun ñii di membre Vision Citoyenne aussi mënuñu def lu dul nangu woote gu mel noonu voilà léegi li tax ñu def ko du leen lu dul d'abord tamit date bi tam ça pose problème parce que mënuñu woon moment yële pendant les 21 jours ak yooyu noonu mënuñu woon am apport wax ay lancer ay messages yoo xam ne dina mën a yegg ci askan wi ndax moment yooyu moment la boo xam ne ñëpp médias yi ñëpp ñu ngi basé wu ci homme politique yi donc li ci fànn boobu day métti ñu jàllale ay xibaar moo tax ñu xaar ba lépp calme ba lépp ne tekk ñoom ñëpp ñu ngi seen i kër ku ci nekk a ngi ne tekk ci lañ tànn bis bi pour mën a waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak ñoom ci lan waxtaan ak ñoom ci li ñuy xaar mooy lan ëllëg la ñu war a tànn kii jiite réew mi moo xam day des am keneen ay ñëw donc ndaje bi daf ñu permettre ñu boole ci ndaw parti bu nekk ñoom ñu ci ne yónnee nañ seen i ndaw
toog nañu waxtaan nañ ku ci nekk wax na vraiment li nekk ci xolam donc gis nañ ne ñoom à travers seeni kaddu am nañu yaakaar ne li taxoon ñu tànn xew-xew gi dana mujjee jaar ci yoon. Génération FM 93.4. xabaar yi ngeen di déglu benn dégg ni waxtaanee wàllum njàng ak njàngale mi ni ki altine gi nga xamante ni weesu nañ ko ndongo yeeg étudiants yi nekk fële ci diwaanu Bignona daal nañu rek yëngal ngir rek ñaawlu luñ ne sanction yi ñu amal ci seen ñetti agent yi bokk ci administration lycée Aoun Sané bu Bignona ba tax na ñoom ñooñu rek dañ leen a jëlee ci seen ay fonction ngir rek amal ay enquête ngir rek lañ bët mbir mi nga xamante ni nee nañu rek ay examen yi nga xamante ni bi rek wala composition ñu doon amal ba noppi rek ñu gis ci yooyu lépp fa yi li nga xamante ni rek moom moo di ñu bind fa coalition Sonko boobee loolu tax na ñi nga xamante ñoom ñoo di ndongo yi nag daal di mer ba futu ne ànduñu dara ci ndogal yi nga xamante ni ñii di kilifa yi jël nañu ko ñu daal di dem déglu ji ki nga xamante moo di Bienvenue Sagna mooy président kuréel bi ëmb ndongo yeeg étudiants yi nekk foofee ci diwaanu Bignona daal di ñëw ci lu waral ñu dem ci seen grève googee. comme niñ ko waxee rek ñun on vient depuis Dakar ñun étudiant Dakar lañ jógee te ci loolu bu ñëwee ba tey combat moo ñu fi indi waroon nañ ñibbi comme suñu morom yi depuis tey ak dëmb mais dañu toog parce que tey depuis Dakar on a hâte dëgg nañu tey appel de détresse boo suñu jeune frères yi au niveau du lycée loolu moo tax ñu ñëw fii ni tey pour jëm waxtaan ak suñu rakk yi ñu xool comment les aider nu ñu leen di dimbalee comme ça censeur yi ak proviseur bi ak surveillant ba ñu delloo leen seen poste. nan ngeen compté mener seen combat. loolu la ñu mun nekk si logique boobu la ñu nekk nii tey ñëw nañ d'abord ñu dugg ci école yëpp ñun ñaan suñu pap yi ñu nekk ci mooy les principales avec les proviseurs suñuy pap lañu ñoom ñëpp ñaan lañ leen ñu nangul ñu ñaan boobu noonu ñu bàyyi xale ñëw wuyu ñu si la expliqué nañu xale clairement les enjeux c'est ça les enjeux c'est ça loolu lañ leen wax clairement après léegi ñoom nangu nañ ñëw uyu expliqué nañ leen carrément la situation te ñun on va porter le combat bu fu mu ndeyem foofu la bu ñu jógee fii nii normalement après war nañ dem rencontrer notre porte-parole de l'imam Ratine et tout ça ñuy xool daal ñu mënee rencontrer autorité jëm waxtaan ak ñoom tam ak tam collectif des professeurs tam ñu xool comment discuter ak ñoom en vue tam ñu mën a indi ay solutions par rapport à nous comme ñu ko gisee ñun on travaille en équipe ou groupe la du man may décider wala keneen ak keneen mais dañ décider lépp ñun ñëpp groupe bi la ci loolu noonu léegi ñu dañuy xaar une réaction par rapport à eux bu fekkee une réaction favorable ñu lu ñu bëgg là on laisse tomber non violence amul violence là on l'a dit clairement signalé nañ gars yi que c'est un mouvement pacifique maanaam amul xeex amul sànni xeer amul dara bu ñu paree ni ñu ñëpp ku ne da ngay ñibbi sa kër dem toog dem def mais amul violence amul fi dara ci loolu noonu parce que ci composition élèves secondes yi dañ fa bindoon ci copie bi ci marge bi maanaam côté droite bi noonu ñu bind foofu noonu coalition Sonko président loolu moo am ci copie seconde yi bu ñu doon def le 7 février je crois lañ doon def loolu moo waral ñu suspendre le censeur proviseur bi ak surveillant Badji ñun nangu nañ ñoom dañu tooñ xamuñu erreur fu mu jógee bu fekkee ku ko mënta def tooñ na mais même bu fekkee ñoom ñoo ko def mais ñun xamuñ ko def parce que ñu ne enquête mu ngi def ba tey en cours mais tey ñun ñu wax kii moo ko def wala diw moo ko wax dee ko def mais bu fekkee ku ko def ñaa mooy moom tooñ na mais ñun lu ñuy ñaan IA bi ñu baal leen parce que tey ñoom ay responsable lañu ay père de famille lañu mu ñu nangu des gens ñoo xam ne jàngal nañu plus de 10 ans nga ñëw on nga naan la dekk naa la lu ñuy dem def moo tax ñu dañ leen ñaan def ñu rapport de force loolu moo tax amul violence pacifiquement la ñu def suñu combat parce que mënoon nañu ko def violence mais defuñu ko parce que tey ñun tam on est raisonnable sincère au niveau du lycée daf ñu jàngal tey ñun nu ñuy mënee combat de manière pacifique ñun tey jàngal ñu lu bëri si ñun tey kon ñun tey nar ñu ko mën a seetaan buñ ko seetaanee duñu doon ay góor loolu moo tey ñun tey ñu jóg ñun ñëpp ñoo taxaw pacifiquement jëm ko dimbale bu ñu réussir suñu combat bi on est responsable comme lu ñu la wax sincère daf ñu jàngal ay normes depuis au niveau du lycée préviseur pareillement muy les responsables Badji yàgg nañu jàngal depuis lycée bon di grève mooy tu leen yàq suñu waa kër itam suñu parents yi non papa non maman dañu jàngal ils nous ont bien éduqués dañu yar bu baax kon tey yàngal ñu tey ay romb nga gis yëfu jàmbur nga yàqu ko ñu dañu dox ci loolu ñun étudiants dañu dox ci loolu parce que ñëpp a fi am bac on est responsable et bien éduqués kon dañu dox ci violence voilà merci beaucoup. bàkk bi jib na xam ngeen ko xabaaru bitim réew lañ ci waxtaane ñu war ci ànd ak Alimatou Diallo ñu ngi lay nuyu. fay naa la Binta ñu doore yi xabaar bitim réew ca Mali si talaata 26 si weer février si ngoon lañ daal di annoncé ni kii di seen njiitum réew di Ibrahima Boubacar Keïta dem na 2e tour moom ak Soumaïla Cissé si présidentielle yi ñu amaloon juillet 2018 Soumaïla Cissé nag nanguwul ba tey ni Ibrahima Boubacar Keïta moo gagné élection yooyu le ñoom ñaari yépp wax nañu ci situation Mali bi te it diggante nañu gisee
ñu dem ca Nigéria kii di seen njiitum réew Muhammadu Buhari daal di nañ ko falaat ci nguur gi ndax am na 56% des voix pour mandat bu ñeenti at gannaaw résultat yi nga xam ni commission électorale bi moo ko joxe ci talaata ci guddi bërset àllarba ñu dem ca Venezuela lendemain réunion bu Bogota américain yi nag ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekkee Amérique latine ñoom nag ñoo nekk di jàppale président bi nga xam ni moo fal boppam te muy Juan Guaidó ngir ndimbal bi dugg ci réew mi ki nga xam ne nag mooy envoyé spécial bi daal dina wax ci occasion benn réunion bi nga xam ni waa conseil de sécurité ñoo ko amaloon ñu fexe am solution balaa semaine bi di jeex ngir ndimbal boobu mën a dugg ci réew mi ñu dem ca France ngir yeggali suñu xabaar bitim réew kii di ancien collaborateur bu président Emmanuel Macron Alexandre Benalla ak Vincent Kras te mu nekkoon employé bu parti présidentiel ñoo am seen liberté ci talaata 26 ci weer février ci guddi gannaaw bi ñu amee benn semaine ci prison ñoo ngi nekkoon ci prison bu santé ak maison d'arrêt bu Bois d'Arcy Binta lii moo gënoon fës ci suñuy xabaar bitim réew. jërëjëf Halimatu jéggalu boobu ci njumte googu du Binta Traoré waaye si saw koli moo nekk ci micro bi ngir yéegee leen xabaar yooyu jéggalu baax a baax mbokk yi ci njumte googu noonu léegi Albert yónnee ñu xabaaru tàggat yaram. noonu bàkk bi jib na xabaaru tàggat yaram yi Abbas Seydi lañ ci war a àndal ñu lay nuyu Abbas. fay naa la dañuy dooree suñu xabaaru tàggat yaram ci li nga xam ne moom mooy football tournoi Turquie U17 maanaam ndaw yu nga xam ne am nañ lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar te kii di Malick Daf jiite leen équipe bi di Sénégal dana am ci poulom équipe bi di Nigéria Angola Monténégro Sénégal moomule dana daje ak ñetti équipe yi nga xam ne ñu ngi biir Europe ak benn formation bu Asie kii di Malick Daf te mu jiite ndaw yooyu le moom dafa convoqué lu toll ci ñaari fukki lion ku ci mel ni Mohamed Gueye El Hadj Malick Gueye Cheikhou Omar Ndiaye Babacar Sané Mikaël Ngor Faye Cheikh Mbaye Diouf Taïbou Obertine Biram Gueye Ahmed Saloum Faye Pape Matar Sarr Isaaga Diane Insa Boy Babacar Diédhiou Diallo Mohamed Moustapha Diaw Ibrahima Sissoko Aliou Badara Balde Oumar Diouf Samba Diallo Souleymane Faye ak kii di Ousmane Diallo ñu dem ca Angleterre waxtaane li nga xam ne moom mooy football ba léegi ki nga xam ne moom mooy doomu Sénégal boobule di Idrissa Gana Gueye moom jamono ji weesu seen équipe dafa ne woon ci ay tolof équipe bi di Everton ba tax na dañoo tegle li nga xam ne moom mooy ñetti défaite waa équipe boobu di Everton dañoo retrouver li nga xam ne moom mooy seeni forme ba tax na li nga xam ne moom mooy 21e journée bi équipe bi di Everton moomu dafa daal di imposé wu kanam équipe bi di Cardiff ba tax na Everton dafa door Cardiff lu toll ci ñetti bal ci dara kii di Idrissa Gana Gueye di doomu Sénégal boobule moom moomu dafa waroon dem ci mercato yi weesu fële ca Paris Saint-Germain di équipe bu France waaye moom Idrissa Gana Gueye daanaka loolu di transfert boobu mujjewut am ba tax na dafa continuer championnat bi fële ca Angleterre ca équipe bi di Everton Baye Omar Niass moomule moom di joueur bu Cardiff moom mujjewul jouer ci biir ndaje boobule ñu waxtaane léegi ci li nga xam ne moom mooy le championnat national de Ligue 1 bu Sénégal championnat national bu Sénégal dañ ko daal di reporter ngir rek li nga xam ne moom mooy contexte électoral yi Sénégal maanaam élection yi nga xam ne moom mooy élection présidentielle yi dafa tax na lii di championnat bu Sénégal mënatul am ci week-end bi ndakee di Sayer Seck moom mi nga xam ne moom moo jiite championnat boobule dafa ni dañuy ragal organiser ay match ba tax na lii di takk der duñu mën a am jot pour rek ñu aar bërëb yi nga xam ne fa la ñuy amalee match yi ca basket la ñuy jeexalee suñu xabaaru tàggat yaram yi gannaaw bu ñu qualifié ci mondial bi di ñëw fële ca Chine Abdourahmane Ndiaye Adidas moom moomu dafa daal di dënk ay kaddu suñuy naatango maanaam waa record moom moomu Abdourahmane Ndiaye dafa leen dënk ay kaddu yi ci mel ni ñun mi équipe Sénégal mënoon nañu teggi suñu tànk gannaaw bu ñu qualifié li nga xam ne moom mooy mondial bi di ñëw waaye duñ ko def lu tax ñu ne dañu bëggoon a teggi suñu tànk ndax lii nga xam ne moom mooy gouvernement bu Sénégal
Sénégal gëstuwuñu benn yoon waaye moom moomu ak ndawam yi dañu ne duñu teggi seen tànk ndax lii ñuy def defuñu ko pour gouvernement bu Sénégal waaye dañ ko def pour ñi nga xam ne ñoom ñooy fukk ak juróom-benn million bu Sénégalais yi di toog seen kanamu télévision di seetaan équipe nationale basket bu Sénégal kon ñoom dinañu def seen kémt lay kattan pour bégloo ñooñu waaye it moom moomu Abdourahmane Ndiaye mu ngi félicité ndawam yi di leen ne nañu yokk jom rek incha allah lépp dina baax lii moo doonoon suñu xabaar yi gën a fës si wàllum tàggat yaram. jërëjëf Aba si xabaaru tàggat yaram yooyu ñu yegg si nag ci ponk gi nga xamante ne saa yu jaxee ñu yëkkati jotaay xabaar yi mooy li ñuy taataan ci xabaar ci xëtu yëglekaay yi ñu xëyee ci bëccëgu tey jii. xibaaru yëglekaay yi ak si saawu ko li dëll nag jàmm yëgle gaay ñu xëyandoo ci bëccëg alarba ak tey ji xëy na ñu biral élection présidentielle yi ñu wees niki dimanche gi ñu wees ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février waaye itam résultat yi léeg-léeg kay day xëy nañu xamle ni ajuma gi ñu dégmal balaa minuit day war nañu joxe résultat yi Le Soleil yëgle kaay ñu yori ko ci xëtam mu njëkk mu nañu day Union européenne nee nañu day élection yi ànd nag transparence waaye itam dal nemmeeku nañ ko ci léeg élection Libération yëgle kaay daal di jël kaddu gi ne élection yi day leer na naññee ni naaju midi amul lenn ci njuuj njaaj waaye itam libre na yi la élection day bi dégg kat Libération ne ñu day ñi di waa Union européenne day seen xel dal na ci la élection ñu ne déet na waay Union africaine itam ne ñun waa Union africaine suñu xel dal na ci la élection CEDEAO ak waa États-Unis ñoom ñëpp ne nañu gonga élection yi day tëddee na ci anam yi nga xamante ni rek mënees nañoo jàpp ni ànd nag leeraange gu leer nañ vox boobu di yëgle kaay day daal ñu xamal ni ñaari coalition yi jiitu ci résultat yi ñu amangum day mooy Benno Bokk Yaakaar ak coalition Idy 2019 ñu ngi xëccoo résultat yi bi léegi kaay di vox populi ne kenn ku ci ne mu ngi joxe ay chiffres yi wone ni Benno Bokk Yaakaar ni rek jàll na premier tour Idy 2019 bi wone ay chiffres yi wone ni deuxième tour ala kulli ali munta ñàkk bi léegi kaay di source a ne ñu rek fi mu ne day guerre googu la ñu nekk di nemeeku fii ci réew mi di Sénégal day kenn ku ci ne di indi ay chiffres yi wone ni li muy wax moom moo ci am dëkk bi léegi kaay di critique daal ñu xamal ni rek fu mu ne day dëgg la gaa nemeeku nañu aku dal ci léegi élection waaye nag li am ba des mooy tension bi mi ngi nii ba dëkk nii benn bés kot mun naa tax dëkk bi tàkk ni jëppet L'Observateur yëgle kaay moom daal di wax rek li nga xamante ni bi rek moom moo di défaite yu mu gis ni rek Macky Sall am na ko foofee ci diwaanu Touba L'Observateur ne Macky Sall day ñàkkati na ay élection foofee ci diwaanu Touba bi yëgle kaay nañu rek élection présidentielle yi moo koy firndeel ba tax bi yëgle kaay rek di L'Observateur ne diggante Macky Sall ak Touba diggante guddul neex ba ilaa yawmi diin L'Observateur yëgle kaay daal di indi jàngat gi mu yaakaar ni moo tax rek Macky Sall daal di nërmelu ak coalition foofee day ci diwaanu Touba bi yëgle kaay nañu rek guerre entre ay mbàkke loolu bokk na ci lu tax Macky Sall nërmelu foofee ci diwaanu Touba waaye itam partiom bii di APR itam animation ngi ñuy xaar ci ñoom ci diwaanu Touba itam rek defuñu ko ñu ne déet na waaye lii di wàllum campagne bi nga xamante weesu nañ ci diwaanu Touba day ñii di waa Benno Bokk Yaakaar nekk ñu foo leen lu dul ay dagga sante looloo tax Macky Sall daal di nërmelu gu métti gi foofee ci diwaanu Touba Walf Quotidien yëgle kaay moom daal di wax ana lan moo tax kii di Macky Sall rek coalition bi mu jiite daal di nërmelu fi nga xam te moom moo di rek ci diwaanu Ziguinchor nee na rek loolee day beneen mbir la bi nga xamante ni bi rek ëpp naa wax ci ay micro ki ñoomin seen enquête yëgle kaay moom daal di wax rek ci résultat yi Benno Bokk Yaakaar daal di am Ziguinchor Bignona Sokone ak Mbacké enquête yëgle kaay ne ñu rek boo gisee Macky Sall daal di ñàkk fii ci diwaanu Ziguinchor dafa fekk Abdoulaye Baldé rek dem gi mu dem wuteli kangu Benno Bokk Yaakaar day àndul dara ak mbooloo mi ko dar ndax am na ñu mu bàyyi ci ginnaaw te ñoom ñooñee bëgg ñoon ànd ak moom ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ne déet na waaye bi léegi kat di enquête ne ñu Mamadou Lamine Keita itam li ni mel moo ko dal ci diwaanu Bignona boo gisee mu nërmelu fa Benno Bokk Yaakaar Mamadou Lamine Keita itam mu ñu yaakaar ni am na doole googee day bu muy dem fekk ji waa Benno Bokk Yaakaar day am na ñu ko ci toppal ñu ne déet na waaye itam bi léegi kat di enquête ne ñu loolee day moo dal Abdou Mbacké Ndaw ca diwaanu Mbacké ak itam rek Petit Gueye maire ku Sokone ñoom ñooñee day ay nit yi amoon doole la ñu day laata ñu dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar waaye bu ñu taggee seen ay bagage ngir wutali coalition Benno Bokk Yaakaar googee day am na ñu get doon bañ leen a fekk ji ci seen ndogal googee bi léegi kaay rek di Le Quotidien moom daal di wax ci Ousmane Sonko bi nga xamante ni day dañ ko daal di xeeb laata ñu dem ci élection présidentielle yi waaye nag moom Ousmane Sonko li mu jot a wone day wone na ni rek nekkatul rek candidat réseaux sociaux comme ñi ko bëre foogoon waaye léegi nekk na candidat bu sérieux bi nga xamante ni rek war nañ ko bàyyi xel ci géew politique gi fii ci réew mi di Sénégal jàngeen jëf jeex na ñu taxoon di fii ci wàllum xabaar yi léegi ñu fàttali leen ponk wi nga xamante ni jotoon nañ ko fi fësal
coalition Idrissa Seck 2019 bu Bignona doon na amal jano ak taskatu xabaar yi ngir rek ñaawlu li nga xamante ni moom la ñu gis ni nee nañu Macky Sall noonu la taxawee ngir rek daal di foxati élection yi ba mën a jàll ci premier tour waaye itam ay kàddu yi nga xamante ni premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne yëkkati na ko ci ne téeméer yoo jël ci ñu woteel Macky Sall war nañu mën a toll ci juróom fukk ak juróom-ñaar loolee nee nañu ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndaxte élection yeggul fi nga xamante ni foofu la ñu war a nit taxaw di joxe ay résultats yi ni toll dégg ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaay xabaar yi association Déclic ak vision citoyenne daal nañu rek woo ndaw ñi ñu bokk taabal waxtaan xool ndaw ñi ni ñu war a amal ci comportement bi nga xamante ni coow di jib fitna itam du jib ci li nga xamante moo di élection yi ak itam gannaaw élection yi loolu itam dégg ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaay xabaar yi fële ci diwaanu Bignona ndongo yi nga xam te ñoo fa nekk moo xam ndongo yi nekk ci lycée ba ñi nga xam te ñoo nekk foofe ci diwaanu daara yi kawe yi nekk ci Ndakaaru ak itam daara yi kawe yi nekk ci réew mi di Sénégal ñoom ñooñee daal nañu amal ak grève bi nga xamante ni nee nañu ñaari fan la ñuy xàppati tollanti ko bu ko jaree ndax rek li nga xam te moom lañu jël ci ndogal ndax kilifa yi nga xam te ñoo jiite lycée bu Awoune Sano Bignona loolee ñoom ànduñu ci dara la ngeen ci yaatal yi ci biir ëttu jotaay xabaar yi xabaaru bitim réew Alimatu Diallo lañ ci àndaloon tàggat yaram Abbas Seydi xabaaru yëglekaay moo ndar kap sànq yi li ëttu jotaay xabaar si saw ko li ne woon ci kàddu gi ngir yeggaleen ko ak mbégte bu mag a mag maa doon ci ak Albert Gomis ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby moo nekkoon xarale yu xeetu xarale yu bees yi nga xamante ni bi rek moo tax ngeen mën ñu seetaan ci Facebook ci adresse bi di Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV réalisation bi Mohamed Sagna moo fa nekkoon ak kii di Aïssatou Diatta dig leen daje ci yeneen ëttu jotaay xabaar salaamaaleykum